Salam salam la famille maa ngi nuyu ñëpp cat ba cat ku lim juum comme niñ koy faral di waxee ku nekk ñu lay jox sa wàccuwaay di jël nuyoo bi nag comme niñ koy defee timit saa su ne di ko teg ci loxoy ren mer mu wasaare ko ci panel bi la famille ñi ngi nuyu ñëpp di ndokkale ñi nga xam ne korite nañ tadi di baalu àq ñëpp parce que wax dafa métti rawatina boo ci bëggee lenn li métti na xeetu métti goo xam ne njuumte mën na ci am kon dañuy tàmbali di baalu àq ñëpp di baal àq ñëpp di wax nag ne faaleen yeeg jaañeen yeeg jengeen yi ñoom xam naa ñoom korite nañ ba noppi li ci am solo ba am solo tey li ñu fas yéene waxtaane mi ngi jëm ci mbiru Ousmane Tounkara tey ten live bi ñu ngi koy defee ci États-Unis maa ngi États-Unis jamono yi lenn rek moo ma taxoon a jóg ci États-Unis moo di mbiru Ousmane Tounkara inshallah comme pare nañ ci léegi ñu delluwaat Sénégal ndaxte moo ñu taxoon a ñëw li waraloon suñu teewaay nag te waxuñu ci wax ju bari moo di rek yàlla dafa def ci waxtaan yi nga xam ne séq nañ ko ak ay avocat wu Ousmane Tounkara ñu sàkku woon ñëw teew comme témoin yàlla def ko démb dañ nekkoon ci ay mbiram ak ña fa waroon a teew njam jàkkaarloog ginnaaw liggéey bi nga xam ne def nañ ko maanaam comme ni ko képp sénégalais defee
bu japp ne war nga ci xar sa tanku tubay nga def ko yónnee lettre wax ak ay avocat nangu interview bak lépp fa dëgg neex yàlla sénégalais yi gàcce ngaalaama taxte ñu bari xar nañ seen tànk tubay ci loolu ci biir loolu timit ñu ñëwoon toog jàkkaarloog juge bi ñu cité woon ñu comme témoin pour laaj ñu Sénégal la fa xew laaj ñu poser ñu ay question ci biir code bi ñu jàkkaarloog ki den juger mbir mi mu laaj ñu ñu wax ko lañu xam jàpp timit ne pour ñun journalistes les faits sont sacrés le commentaire est libre lépp lu ñu wax ci juge bi bu ci duutee baaraam gis ko ñu wax ko ca na mu gën a selle na mu gën a yembe mu dégg ko wax ci lim ci wax mais dama jàppoon ne mbir mi li ci gënoon a am solo mooy du jëmm nit ñi ñi nga xam ne mais ki nga xam ne ñu ngi ko dugal ci biir téye ko lenn rek nekk mébatu nguuru Sénégal ñu delloo ko Sénégal loolu rek moo nekkoon objectif bi moom mel ni du gaynde sax yu gis yàpp mooy bukki yu gis yàpp kon mu laajoon responsabilité discrétion ndax mbirum xel la woon mbirum stratégie la woon mbirum xel la woon du mbirum fët du mbirum wane non lépp def nañ ko dans la discrétion ba sant yàlla ci première victoire mi nga xam ne am nañ ko moo di lan la nguuru Sénégal bëggoon lañ sos ci dossier ba yëpp te dinaa leen wax ñiy wax ne état Sénégal toppewu ko dara du dëgg yàlla may nañu laata ñuy dem ci code mooy démb ca tribunal ñu àtte ci altine ji ñu séq waxtaan bu yaatu ak ay avocat wu Ousmane Tounkara daanaka séance de travail de 2 heures de temps def nañ ko ci bureau avocat yi xam lan la état Sénégal nas kon kuy wax ne état Sénégal toppul Tounkara wàllu këyit la am dinaa ci dellu si wat ci leeral dafa am solo li état Sénégal bëggoon moo di ñu rapatrier Ousmane Tounkara te xiif nañ ko benn xeetu xiif boo xam ne parce que duma leen wooyee gaynde parce que man yàlla mi ma tiim xam ne dama rus yàlla moo tax may wax dama rus torop ci taxawaayu nguuruk Sénégal xam nga rus boo xam ne maanaam dañoo doyadil état bu Sénégal te dinaa leen wax lu tax dañ ko doyadil dafa mel ni mënoo ko sax comprendre boo xoolee dossier bi yow sa bopp da ngay ne non mais c'est normal te dinaa leen wax tamit lu tax c'est normal parce que ku ne dang koy teg fam war a tegu ku ne nga jox ko la mu yelloo diplomatie du ay caaxaan déedéet image yu Sénégal du ay caaxaan xanaa xamoo ne ñoom dañuy fàtte ne Tounkara ay américain la jël comme avocat ñoom bu ñu liiree dossier bu état bu Sénégal def xeeb état bu Sénégal ñoom même buñ ko waxul Tounkara ñoom seen biir dinañ ko waxante seen biir
Mais est-ce qu'un État est capable de faire ça? Est-ce qu'un État est capable de se rabaisser à ce niveau? Foofu lay waxee xam nga État kenn du ko doyadil dafa am gëdd buñ ko war a jox dafa am doyo mais nag ñi incarné État bi bu nekkee ne gëdd googu amuñu ko amuñu li nga xam ne moo di xar kanam googu xam luñ yor du lu tuuti lu rëy la 16 millions de Sénégalais la ñuy wax ci turu ñooñu la ñuy wax mais foog ñu doyadil ko man de sincèrement parler ba ma xoolee dossier bi ba pare dama rus dama ne comment on peut arriver à ce niveau aussi bas non xanaa état bu Sénégal ministère des affaires étrangères ministère de l'intérieur xanaa du ñoom ñoo def dossier bi foog naa ko bokk ma rafetal njort ci loolu mais may wax ne am nañ une première victoire te man lépp lu ma leen di wax ci dossier bi loo xam ne avocat yi ñoo ma ko wax du may wax selon ou c'est-à-dire non ba juge bi jëlee décision une première victoire am nañ ko ndax li ñu sàkku woon ñoom comme ay bukki yu gis yàpp laa la wax mooy ñi rapatrier Ousmane Tounkara ñu toroxal ko biir Sénégal mooy bu ne cëpp AIBD dañ na ko cirib jàpp pour ko jàppee sànni ko seen kaso yi ba pare nag amaana mën nañ ko fa torturer amaana mën nañ ko fa def lu ne yokku ci nag beneen mbir xam nga mooy lan wut benn juge mu wutal ko dossier ñu mettre ko en instruction parce que xam nañ suñu réew yi noonu lay demee ñu mettre ko en instruction jël benn juge oui monsieur le ministre il faut ñu jël benn juge bi ouvrir benn instruction amaana Tounkara mën na nekk ci biir kaso bi bu Sénégal ay at Assane Diouf bañ ko jàppee waxoon naa leen buñ paree présidentiel lañ koy génne Assane Diouf defe naa ba mu nekkee Sénégal ba léegi lam nekk ci biir kaso moo ëpp lu mu nekk ci biti kon Tounkara foog ñu jëm jom wax ak yéen incha allah defe naa moom lañuy jéem a am ni téléphone mu wax ak man mu wax ak sénégalais yi ngeen dégg waaw kilifa gi noo def ah waaw kay yaa ngi fekk nii may def live léegi dama lay jox kàddu gi rek yow nga wax ak gaay ayca asalaamaaleykum wa rahmatullahi Pape vraiment maa ngi lay ziyaare di la jox sa wàccuwaay may ziyaare sénégalais yëpp may nuyu yëpp nag ku nekk ci turam ak santam mu tombe nag xam naa jour bu xaw a baax jour bu baax ci ñun muy fin wu Ramadan donc may ñaanal yàlla ñëpp yàlla may ñu déwén ak jàmm ak salaam ñu fekkee ko te mu cig ñu vraiment yàlla nangu suñuy koor te jéggal ñu suñuy bàkkaar Pape may remercier sénégalais yi parce que man naa ne ci sama existence bu ndaw bi gis naa lu bari waaye taxawaay bi ma gis sénégalais yi def ci diaspora bi ak partout ci àdduna bi vraiment jéggi na dayoo donc Pape maa ngi remercier ñëpp di jël nag remerciement bi di ko commencé ci yow bi bàyyi sa liggéey Sénégal bàyyi sa njaboot nekk témoin principal ci li nga xam ne moom mooy atte bi passé dem vraiment il faut nit ñi xam loolu yow gouvernement américain maanaam justice daf la sollicité en tant que témoin principal te bàyyi sa liggéey yëpp yow Amérique ndax lii rek demuloo digguloo lii moo la indi te bu pare na da ngay delluwaat Sénégal
ci jàmm donc ñu ngi lay gërëm di la sant donc Pape aussi ma leeral leneen Pape fekkee na lépp li nga xam ne moom moo doon atte bi avocat yi ñoo jëlal seen bopp lépp luy document ñu teg ko ci loxoom muy document wu atteeg muy résultat wu atteeg lépp loo xam ne Pape wax na ko fii tey man seede naa ko avocat yi ñoo ko jël teg ko ci loxoom muy journaliste bu assermenté xam liggéeyam ñu jël ko teg ko ci loxoom donc information bu mu génnee information bu valide bi la donc vraiment ku ko jëfandikoo nga information bu baax Pape nag buruma sonn ci remercier Sénégalais yi donc aussi di remercier li nga xam ne moom mooy comité bi nga xam ne ñoom ñoo ma taxaw parce que diaspora bi vraiment gis naa taxawaay boo xam ne ci ñoom yàlla rek moo leen mën a fay seen liggéey fàttewu ma nag ñi nekk Sénégal aussi parce que ñi nekk Sénégal aussi def nañu liggéey bu jéggi dayoo xam naa ci ay principal amul benn document boo xam ne soxla nañ ko ci liggéey bi te jëluñu ko teg ko ci suñu loxo ñu jaarale ko fi mu war vraiment amul benn document boo xam ne avocat yi soxla nañ ko ñu wéetoo moo tax vraiment victoire bi war nañu jàngal lu bari ci Sénégal war nañoo mën a bàyyi xel ñu xam ne mbooloo mooy doole kenn ci ñun bu amee problème ñun ñëpp am problème ndax problème bi laataa mu may daloon na fi benn doomu aadama bu tudd Assane Diouf nii laa ko doon waxee démb ne leen bu ñu noppee ci affaire Assane Diouf bi man naa cee tegu xoolal yàlla li muy def yàlla mu dara tewul même gouvernement même caay-caay même manipulation ñu teg ko ko man donc Pape maa ngi jël mbir mi teg ko sa loxo te yeggee ko Sénégalais yi wa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Ousmane ñu ngi lay sant di la gërëm kaddu yi rafet na li may wax rek ne kaddu gërëm rek moom la yello mais li ci am solo te nee naa leen xam nga loo fekkee dund ko bokk ci en amont lu gars yi di wax en amont et en aval day yombal leeral démb lan moo xew dem nañ déglu nañu Ousmane lu yaatu déglu ay témoin déglu ma procureur baa nga toog ay avocat nga toog juge baa nga toog ñëpp a ngi toog ñu waxtaanee dossier bi ñu wax ci juge bi ba mu dégloo ba noppi la mu wax dafa leer état Sénégal porté na plainte dinaa leen wax lan la porté plainte ñu wax ne noo porté wul plainte Tunkara problème mu këyit la mais lañ den sàkku mooy ñu rapatrier Ousmane Tunkara moo tax ñu chargé dossier bi di ci wax ay terrorisme xam nga terrorisme mooy loo xam ne loo ko yëkkati rek réewu ñëpp tiit menace de mort ak terrorisme mais menace de mort nañ ko dugal ci contexte bi loolu yëpp dañ ci dellu soit ci décision ndax consulat moo defar dossier bi yónnee consulat bi ci boppam lañ dan xaar ci moom ci dëggantam consulat lan mooy wareefam mooy jege Sénégalais yi topp leen te lii Ousmane wax léegi ne bu liñ bëggoon amoon daanaka nguurug Macky Sall képp kuy wax ci diaspora bi bu la mënee fexeel ba indi la ci réew mi tëj la ci biir kaso bi dañ ko def parce que dañoo nekk ci stratégie boobu activiste yeeg ñi nga xam ne ñoo di lanceur d'alerte ñëpp amal nañ leen programme ba ci ñun waaye kuy tëru kuy teggee ko mën juge bi lu mu wax dafa ne jël naa décision ne duma rapatrier Ousmane Tunkara parce que bés bu demee Sénégal sa vie est en danger bañ na ko ne duma ko def il est hors de question que ñu rapatrier ko mu ne nag loolu dafa taxaw wax ko avocat yeeg ñëpp ne lii gën a wéral sama kàddu man moo di dinaa jël sama xalima bind motiver li ñuy wax sama décision
parce que décision de justice dang koy motiver juge bi dafa na duma nangu ñu extrader ki di Ousmane Tounkara parce que bés bu démé Sénégal sa vie est en danger té li ma leen wax ne bu ñëwé Sénégal non lañ koy def bogo ko ya gëna xam Sénégal mu duma dugg ci yenn détails ci par rapport à la justice yéna bu gëna xam ma chaque jour magistrat ñoy yuux di wax ne dañoo soxla indépendance kon ñom ñokoy joyal seen bop chaque jour amul réunion magistrat buñ wax te joyu ñu indépendance juge bi na leen nak décision bobu dama koy motiver bind mu leer nañ na leen lutax waruñu extrader Ousmane Tounkara Sénégal génné samay argument yépp parce que njortu naa ne département mën na def appel département Homeland Security li may wax ni avocat yi laa toog ñu expliquer ma kon damay bind mu leer nañ motiver sama décision par écrit convaincre na leen jarul ngeen di def appel ci loolu nag juge bi jël décision boobu moom li ma avocat yi wax ne mën na ko def dans une semaine mën na ko def dans 2 semaines mën na ko def dans parce que il faut que mu bind décision bi mu leer nañ mu jébbal ko bu ko jébbalee ba pare nag ministère bi am na 30 jours pour def appel am na 30 jours pour def appel loolu Sénégal sax dafa am parce que Saër mi ñu libéré woon ci affaire terrorisme procureur daf na appel maanaam mën na jël décision procureur na d'accord ma ci def appel bu defee appel dafa am benn commission de recours en matière d'immigration boo xam ne mooy statuer ci dossier bi ok naa leer na léegi avocat yi nee na ci niveau boobu nag ñoom buñ ci toll am nañu sañ-sañ introduire benn requête la ñuy introduire pour demander benn tribunal fédéral na leen durée de détention Ousmane Tounkara yàgg na nañ ko bàyyi mu dem ci njabootam toog bu procédure bu continuer mais ñoom am nañu sañ-sañ comme ndax dégg ngeen mo xam juge bi dafa ne moom décision du extrader Ousmane Tounkara parce que bu ko extrader sa vie est en danger c'est une première victoire parce que loolu la bukki soxla woon ñoom bukki soxla yàpp ñoom loolu lañ soxla woon parce que bëgg nañ ko toroxal bëgg nañ ko xoñañal bëgg nañ si xam nga on a un régime revanchard rancunier ñun la fa nekk ci problème Sénégal war nañoo tal benn simple diaspora bi dinaa leen wax lenn de il faut ngeen jóg yéen foo leen mënta nekk ngeen taxaw ci fulla ci fayda yéen a ngi koy def mais gën leen ko yokk parce que xam nga lu tax li ngeen di yóbbu Sénégal di taxawu Sénégal tey jii ak li ngeen di participer pour l'éveil d'une conscience forte citoyenne ngeen nekk ci dëkk yoo xam ne da ngeen di gis démocratie ni muy doxee ni yoon di doxee ni li dëgg di jibee ngeen bëgg lu mel noonu seen réew ñu ne non bul wax dara Macky Sall boo ko waxee ñu ne la terroriste nga bul wax dara Antoine Diome bul wax dara kii terroriste la na ñëw nous on assume nos responsabilités yàlla rek a fi nekk te ku nekk benn yoon ngay dee kenn du dee ñaari yoon juge bi dafa ne extradé wu ma ko mais dinaa ko bind ba mu leer nañ ba appel du ci am avocat yi nee na bu ñu demee ba def appel bu nekkee ne bind na ba joxe 30 jours lañ leen def pour def appel amaana mën na bañ a def appel foofoo neex parce que loolu yëpp ba mu ko avocat yi expliqué dama ne loolu yëpp procédure bu normal la amul dara lu ci extraordinaire dafa am sax suñu tribunaux yi au Sénégal
lu normal la c'est évident au Sénégal day am décision de justice moo am appel loolu dong la moo am appel ñu demaat mais ñun li ci jàpp te am solo mooy ñoom lu ñu sàkku woon mooy ñu dipot rapidement kii rapaté am na ñu doon wax ne wëy moom dañ koy kii balaa le 11 day dem aujourd'hui on est le combien tey la ñaata ñaa doon wax tey le 12 ña doon wax ne balaa loolu sax dañ koy dipot tey le 12 mi ngi fii moo wax ak yéen léegi dañuy yéenante jàmm dañuy fóot suñu xol yi jàmm di ci nekk loolu yépp mën naa ñàkk juge bi mën naa bind tout de suite yónnee ko ministère bi xool na vraiment ce dossier nañ ko bàyyi mu sedd dans 24 heures à 48 heures ñu libéré Ousmane Tounkara mu ñibbi ci ay njabootam képp kuy wax xalaatal na Ousmane Tounkara da nga am njaboot Ousmane Tounkara am njaboot am soxna am ay doom ministère bi bu deful appel loolu la ñuy ñaan moo tax ñii doon ñaan ak ñi ciy def lépp nañ continuer ñaan ci mu bañ a def appel le dossier est clos mais wax naa leen sànq ne dama rus yàlla mi ma tim xam na ne dama rus trop 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 un état sérieux qui se respecte wala bok ñun ni ñu bëggee sa état Sénégal mu mel di rabaisser wu à ce niveau dama gis dossier way waxantu te naa leen wan na ñoom gis naa dossier bi parce que ñoom ñoo ko dugal dinaa leen ci jox ay poñ ñu xam ne kon gis naa dossier bi j'ai été choqué traumatisé à la limite par la légèreté du dossier man ba ko xoolee dama ne mais est-ce que c'est lii mooy dossier bi da ngay am kersa yow nga toog ak ay avocat Ousmane Tounkara parce que xam nga ñun am nañu fierté quand même on est sénégalais et on est fier de l'être on rentre au Sénégal on est fier de l'être xam nga loo toog ak ay avocat Ousmane Tounkara tamit tu es sénégalais c'est l'état du Sénégal c'est l'état du Sénégal nga ne moom est-ce que un état sérieux qui se respecte et se fait respecter war na d'abord un rabaisser wu à ce niveau d'abord un xërtal doomu réewam xërtal doomu réewam teg ko fitna ci lan ci un esprit revanchard rancunier méchanceté Ousmane Tounkara boobu ba léegi mi ngi wax lan moo soppi seen doxin yéen boobu ba léegi mi ngi leen di tëkku bopp daf leen metti xam nga li may wax ne loolu mooy grandeur ak esprit de dépassement grandeur ak esprit de dépassement mooy boo yoree nguur boo yoree pouvoir doo ci user di ci abuser wu nit mën naa wax sax nga am sa taxawaay ak gëdd goo xam ne ah non ba kooku dem ba jàngaat boppam ci taxawaayam boobu ba léegi mi ngi leen di tëkk lu leen métti moo tax bu ñu waxee menace de mort mën na leen xam nga ñun ba ñu déglu Ousmane mu wax ci wàllu menace de mort yi dañoo ree dama ne waaye Ousmane rek moo xorom xam nga lu tax wax naa ko avocat bi sax mën na leen mais Ousmane ñi mu tudd ñooñu kan moo leen mën a jege sax Sénégal laa wax kan moo mën a jege Macky Sall ñeenti char de combat moo nekk koñam léegi sax comme wax nañ nañu dimbaleen seen char yi ngeen di teg mel ni guerre lañ nekk dañ koy dugal ci ruq koñ yi di ko nëbb Ousmane Tounkara lan la ko mën a Antoine Diome ministre de l'intérieur lan la ko Ousmane Tounkara mën a
waxu buzz da ko mënul ko dara c'est ça la vérité te loolu lañ leen wax ñun ne leen ñi ñuy tudd ñii di wax ne way menace de mort ñun Sénégal amuñu culture boobu kan lan la ko mënal objectivement nañ waxante dëgg rek te yàlla tax ku ko seetaan ci yéen bon nga ne bon mais beneen mbir mi ci nekk mooy ñoom lan mooy seen responsabilité ci 15 wala 16 morts yi ñu wax te état bu Sénégal defu ci benn commission d'enquête fukki bakkan ak ñeent wala juróom décompte bi sax da nga ciy juum léegi rot nañ ci événement yooyu waxoo taxoon waxu ko lan la ci état du Sénégal def en matière de commission et c'est des personnes qui ont été tuées par des balles réelles est-ce que état bu normal bu sérieux lu mel noonu mën na am ci réew mi te du am sax xanaa nga ngistal sax tricher mu leer na da ngay tricher nga ne oui on va mettre une commission d'enquête xam nga une commission am na ko doon wax une commission est toujours faite pour enterrer les affaires nga ne sax nga jéem a ngistal tuuti pour l'opinion xam nga wax naa leen ne da ngeen ñuy déglu ñun dañ leen di yëddu ministère des affaires étrangères yónni na ci ambassadeur yu bari ay éléments de langage ne leen bu leen interpeller ci dëkk yi ngeen nekk ci li xewoon Sénégal lii ngeen di tontu lii ngeen di tontu lii ngeen di tontu naa ci dikk jot naa dossier bi da ngeen ko leen estampillé confidentiel secret maa ngi dossier bi ma wax leen ko seen élément de langage yi ngeen xam ne moom ngeen di wax ma waxoon sànq ne ay avocat Ousmane Tounkara war nañu xeeb état bu Sénégal image yu Sénégal moo yàqu au plan diplomatique ndax ay affaire yu ñàkk fayda état bu Sénégal bàyyi leen na ci kàddu bi fen na ci Assane Diouf terroriste la may laaj Assane Diouf terroriste la mais et puis ñoom nañ ñu dimbale li lay war a suuli ma leen di wax rek nañ ñu dimbale li lay war a suuli bàyyi ñoo waxi terroriste parce que ñun Sénégal ñi ngi sant yàlla mus ñoo xam attaque terroriste mus ñoo xam affaire u djihadisme ak yooyu ñun islam confrérique la ñu am loolu dafa jouer lu baax a baax bay kenn duñu këf yóbbu tey ji kuy wax ak sénégalais jàngul alxuraan ci internet ci daara la ko jàngee am tarixa bu mu bokk gëm ko nekk ci ñun fuy wax rek terrorisme loolu mooy seen fond de commerce pour lekk xaalis pour tuumal nit nañ ñu ñaanal jàmm état bu Sénégal fen na ci Assane Diouf baal leen ma ci kàddu gi mais looloy dëgg Assane Diouf du terroriste ñibbisi na Sénégal est-ce que terroriste la mu delluwaat ci Ousmane Tounkara jiiñ ko terrorisme ak ay menaces de mort c'est vraiment dégoûtant képp ku wax état bu Sénégal portewul plainte bi waxoo dëgg c'est pas vrai ils ont porté plainte jiiñ ko terrorisme ak ay menaces de mort dossier dañ ci teg bët yëdduwuñ ko dañ ko tëj bët toog xool xam lan la teg ko liir ne lii la c'est non mais c'est dégoûtant bañ ko jiiñee terrorisme FBI jël si ñuy wax ne FBI ko jël c'est faux dafa wuy ci FBI ñu ne ko fii de sa consulat fi taxaw xeefoon ne ba yéeg ci kaw na way Ousmane Tounkara daf ñu bëgg a rey affaire terrorisme Ousmane Tounkara daf ñu bëgg a rey un mensonge d'État rien de plus
FBI ba mu enquêté ba xool ne lii waxi naxasa xandang la waxi dof la waxi ñu soxar ñu rancunier ñu bon ñoo xam ne mbubu mi leen sol da leen xam nga soo solee casquette mu ñëw ba fii xamuñu luy diplomatie xamuñu luy état mais état du caaxaan gars yi état du caaxaan image yu Sénégal da nga ko war a ormal respecté ko doo ko dugal ci lu ñàkk fayda mais loolu yëpp xam lu ko indi mooy lépp luy diplomatie lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu diplomatie falu yaama neex la ñëpp ñun ko jox soo xoolee yéen ñi nekk ci diaspora bi yéen a ma gën a xam loolu xam ngeen ndax ñi nekk ci consulat yeeg yooyu ndax wuyoo nanu touré diplomate véritablement ndax ay vrai diplomate lañ ak gëdd googu am nañ ko lan la fay nommé seeni nit ministre bu ñëw kaasa fa ay nitam président kaasa ay cousin ay neveu ñoo xam ne amaana sax consulat des fois nga ne kii kat yàgg na Sénégal nga am yaakaar ci moom bu yéegee Macky Sall mooy doon yàllaam moom xam nga ñooñu nag xam nga ñoo xam ne amuñu carrière en fait xam nañ ne poste bi ñu toog bu Macky jógee foofu bu fi Macky jógee wala amaana benn ministre bu fa ñëwee mën na leen fa jëlee mais ñooñu dañuy sukkuraam jébbalu torchon la ñuy doon torchon la ñuy doon parce que du seen xam-xam du seen ngóora du seen njàmbaarte moo tax ñu doon li ñu doon li ñu doon déedéet seen appartenance politique la seen mbokk la seen jege loolu dong moo leen tax ñu toog la ñu toog xam nañ ne ñoom yelloo wuñ fu ñu toog bari na ci foo dem bari na ci réew yëpp xam nga nag koo xam ne yow boof mub mi nga sol costume la suba nga sol beneen parce que jàpp nga ne compétence la poste bi da nga koy occuper suba keneen sa beneen morom mën ko occuper nga dindi ko solal ko sa morom boobu xam nga kooku da ngay gëm sa bopp ngay gëm sa bopp taxaw fi nga war a taxaw am say conviction am yoo xam ne doo di nga ko jomba def lool parce que dinaa leen wax taxaw da nga ko jomba def xam nga tax nga war ko jomba def parce que da ngay wax ne lii su ma koy def nan laa ko war a defee nan laa war a mën a argumenter lii ba image yu Sénégal du ci écorné wu nga ne léegi da nga bëgg a yóbbu Ousmane Tounkara ne terroriste la ba nga ko bëgg il faut ban argumentaire laay teg ba mën a convaincre nit ñi te argumentaire boobu amul Tounkara ba ko FBI enquêté xool dañoo gis ne dafa waroon renouveler ay papier immigration mu war ko renouveler ñu ne ko say papier jeex da nga ko war a renouveler parce que nag ku fi toog ay ati xanaa dooma wax ne ay faux la ren def boobu ba léegi mënul nekk c'est pas possible période Covid bi ñëpp xamoon nañ ne fii ñëpp xamoon nañ ne période Covid bi ak confinement yeeg yooyu amoon na benn temps bu mayoon ñëpp parce que man balaa maa wax dama ko laaj amoon na requête amoon rendez-vous pour dem renouveler ay papier loolu mooy indi ngay dégg immigration di ci wax loolu la ko FBI jëlee na ko vraiment waxi terrorisme waxi dof la waxi nax sax xandang xaw ma lii nan la ko ni ma yóbbu ko immigration loolu dong la yóbbu ko immigration après enquête mu war a renouveler mais amoon na requête ak yooyu yëpp pour amoon rendez-vous sax pour dem renouveler papier la preuve démb am na benn témoin bu bekk FBI bu ñëwoon ca code ba amoon na témoin FBI bu ñëwoon ca code ba ñu ko doon poser question moom ba mu noppee maa ci topp léegi nag xam nga lu ma lay wax ne
vraiment on a un état toto tap paté xam nga ni laari loolu lañ doon wax ma gis dossier bu état bu Sénégal def ay coupure de presse ay article bo leen damay leen liiral article yi ngeen def pour ngeen xam ne dama lire dossier bi ay article de presse lañ dugal ay coupure te xamal mo defay ré man ba lire dossier bi dama ne leen mais li procès Ousmane Sonko le contre Adji Sarr wala procès Ousmane Tounkara parce que article de presse yépp moy relater les derniers événements yu relater les derniers événements yu yënguloon réewum Sénégal may lire ba ci yag man non Sénégal vraiment ah président war nga wax ci li hein amna ben article bo xamné ben sud africain Ryan Lemora Brown moko bind en anglais mais article bobu dafa delu ci wat ci comment on a criminalisé le viol au Sénégal ñu duggal ko ci article bi waaw Tounkara dafa violé damay laaj article bobu mi ngi relater digënté Adji Sarr Ousmane Sonko ben article bu Washington Post bind Borso Tal ak Daniel Paquet bind na alors que les manifestations secouent le Sénégal, les femmes craignent que les victimes d'agressions sexuelles soient réduites au silence. Ñu dessus Ousmane Tounkara benen article bo xamné ben journaliste Al Jazeera bu tuddu Nicolas Ake moko bind cahier du journaliste les manifestations au Sénégal m'ont pris par surprise billahi ben article bo xamné Reuters kuko bind mi ngi tudd Edward McAllister pourquoi les manifestations secouent l'une des démocraties les plus stables d'Afrique lolo nek ci dossier day coupure presse ma ngi ñew ñu bind ben article bo xamné ñu né état bu Sénégal CEDEAO daf ko condamné pour mu fay Assane Diouf 20 millions te état bu Sénégal fay na Assane Diouf ñu bind article de presse bobu après ñu bindat benen ñu dugalat benen article yu yépp article de presse sur les événements lolu tax ma dama rouss dama am gatché benen article de presse bu Christa Larsen bind pourquoi les manifestants sénégalais se heurtent à la police. C'est des articles qui relatent les événements. Benen article, le sentiment anti-français augmente alors que les manifestations se poursuivent. Amandala Thomas Johnson moko bind. Ñu bindat ben dougalat sen dossier benen article. Assane Diouf libéré, son avocat va saisir la CEDEAO. Ñu gëmlo né CEDEAO dafa condamné état bu Sénégal fay 20 millions Assane Diouf. C'est vraiment ridicule. Bu ñu paré ci article xam nga luñ def dañoo dem jëli ay vidéo Ousmane Tounkara mais pour nga xam né ñom ay ré dañ lay ay ré mo lay japp sax boy lire dossier honnêtement man dama am kersa nak man réewuma won dama amone kersa parce que ban kersa la amone parce que dama jappone vraiment c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Ridicule. État di wax ci li di dossier lolou lañ def ñom c'est lepp après ñu jël ben ay vidéo 6 vidéos Ousmane Tounkara mais xam nga ñuy def dañuy caxaté vidéo dañuy jël fi 1 minute xam nga ñun journaliste lañ journaliste souvent mu dem reportage bu démé reportage bu ñëw tay la bind papier dag un extrait d'1 minute 45 secondes wala yoy et un extrait man nga ko wax lolu la neex caxaté dag fi touti dag fé touti mais lu gëna réelu du lol de xamna sen bir laqatu ñu jël vidéo bi
jox ko benn Gambien vidéo yi Gambien bi moo doon traduire xam nga ñun suñu wolof bokkul ak wolofu Gambien yi te comme Tunkara wolof la doon wax tribunal dañ na leen ñun fii xamuñu fi ay traduction wolof anglais wut leen seen traducteur ñu wut benn traducteur Gambien pas Dramé pas Dramé bonjour les dégâts damay lire traduction yi bala be man maa comprendre wala yaa xam mbay am na tur bu bees yaa xam mbay la tudd léegi parce que xam nga ci vidéo bi yaa ngi dégg bi ay yaa xam mbay yooyu procureur am na tur bu bees léegi propria ci ay traduction non ça fait rire hein les gars je suis sérieux ça fait rire propria gendarmerie comme ñoom xamuñu ko bindee gendarmerie mooy Z A N D E R M O R Y dafa def gendarme plus loin mori pour wax mooy Adji Sarr ba mu demee porter plainte ak yooyu Macky Sall franc-maçon freemason mu bind pharmaciste pharmacien quoi non sincèrement parler c'est guignolesque à la limite loolu moo nekk ci dossier bi article de presse coupure de journaux lañ dugal ñoom seen dossier ak ay vidéo 6 vidéos yoo xam ne da ngay caxat da ngay yoon 3 minutes 2 nga dagg 4 minutes 2 mi ngi mel ni boo demee président def discours am na nga jël ci 4 minutes 2 mu wax yoo xam ne sax yeggul nga coupé loolu lañ paqueté 6 vidéos dugal ko ci dossier dama rus dem na ku yëkkati lu toll ni États-Unis ak ay tribunal ak yooyu ak juge xanaa war ngaa mën a sàng sa bopp sutura est-ce que foog nga ne état bu sérieux gouvernement bu sérieux dina traîner son citoyen devant les tribunaux avec un dossier aussi léger parce que ñoom loolu yëpp luñ ci jublu woon mooy Tunkara xam nañ ne affaire terrorisme moom mënul nekk mais nag xam naa américains yi war nañ leen xeeb dëgg man je pense que après par la suite dafa am beneen combat bu ñu war a mëne mooy ñun ñëpp ñu àndandoo saisir les Américains sur les mensonges d'État c'était le cas de Assane Diouf ne leen FBI mobilisé nañ ko ci Assane Diouf enquête ngeen gis ne du terroriste Tunkara enquête ngeen ko gis ngeen du terroriste léegi nag état bu Sénégal lépp lu mu wax xam ngeen ne dara du ci dëgg non non bañ duree jàmm mais da ngay am kersa rus ngay am nan nga mën a tege un dossier aussi léger ay coupure de presse journaux man de loolu laa doon mën a leen xanaa Sonko lañ den jugé fii si tribunal parce que journaux yi mbind yëpp événement yi am la mbirum ak Adji Sarr wax na woy affaire Adji Sarr mais wax jooju man dama jékki ba si yàgg sax ma ne est-ce que jar na nit di rey sa bopp le dossier est entre les mains de la justice sénégalaise déglu nañ Adji Sarr Sonko est placé sous contrôle judiciaire demul dikku Ndeye Khady est placé sous contrôle judiciaire demul dikku Aïssata Ba maanaam ñi séq ñëpp justice sénégalaise léegi ku ci waxal yàlla te yàlla tax mooy juge yi atte leen bu Adji Sarr amee dëgg ngeen na Adji Sarr am dëgg bu Sonko amee dëgg ngeen na Sonko am dëgg mais lu fi jër waxati bay sonn man de nee naa leen sincèrement parler comme l'affaire est entre les mains des juges ne juge yi atte rek ne juge yi atte ku nekk am nga say avocat ku fi nekk di wax rek da ngaa ñemewul sëgg bëre parce que ñun ñi di wax ñëpp kenn mënul muusa ko waane ba atte dossier muy man ak sama morom ak
keneen a ci nekk seuls les juges ñoo mën a àtte dossier bi kon kay ñun ñëpp nañ na tekk di xaar le dossier bi mi ngi woon ci loxo nit doyen Samba Sall suñu borom moom na ko yal na ko yàlla xare aljanna jéggal ko ay bàkkaar léegi ñuy xaar dossier bi ci kan lay tàbbi kooku bu ko tàbbilee ñu ñaan yàlla parce que je pense que il faut avancer il faut que ñu avancer nekk ci leneen vraiment nekk ci leneen parce que dafa naa daal nekk ci leneen dam moo ko gën parce que nekk pare loo dossier boobu pare nañ ci pour man dossier boobu xam nga tax ma ne pare nañ ci parce que ku nekk day wax oui il faut que Aïcha c'est la justice sénégalaise qui doit évacuer ce dossier man mënu ma ko évacuer ma Samba mënu ko évacuer ma Khoudia mënu ko évacuer jarul wax ba sonn jarul wax ba sonn ku ci waxit amul dara lu bees amul dara lu bees lu dul na tekk déglu juge bi instruire nañu bés sàngam dañuy àtte ñaari façon instruction dossier ñaar la soit on classe sans suite ou bien on va en procès loolu nag man mënuma ci dara keneen mu dara juge bi rek moo koy dogal mooy àtte wala mbaxana doone benn kon nekk di ci wax bay bëgg a dee ba mar jaru ko ndax kenn du la jox pot ndox voilà léegi ñoom seen dossier loolu la wax nañoo wax li wax li wax ndumbalaan wax nen ba seen ñeex saf yàpp te ray ñu dara ci Tunkara loolu lañ def wax ba seen ñeex saf yàpp te rayoo dara mais ku koy wax mooy ponkol bu jaaxaan di tuur ndox sa bopp ngay jëkko tooy balaa ngay tooyal keneen gaay vraiment damay ñaan état bu Sénégal dama leen di ñaan de ñaan laay def na gàcce yi buñ ñu ko tegati gàcce yi buñ ñu ko tegati suñu réew dafa bëgg gëdd yi état yi di am ñu am ko parce que jot naa waxtaan ak avocat yi ci ban appréciation lañ am ci état bu Sénégal soxla nañ ko vraiment soxla nañ ko yéen ñi représenter diaspora bi dama yéen balaa ma ñëw ci diaspora bi yéen ñi représenter état bu Sénégal au plan diplomatique damay faral di dem saa bu ma demee ci benn dëkk voyage toujours daanaa def visite de courtoisie représentant diplomatique yi mais léegi dama ko sax bàyyi xam na tax ma bàyyi ko parce que boo ñëwee def visite de courtoisie diplomatique yi ñoom comme ay politiciens lañ li ci ëpp dañuy foog ne da nga ñëw pour yëddu leen fekk yow mën ngaa dugg ci réew mi ba génn amoo soxla ci ñoom parce que li la fi indi ngay def dem sa yoon moo tax ma arrêté ko mais par devoir de courtoisie daanaa ko def na cëpp comme ne cëpp fi États-Unis def visite de courtoisie consulat bi ma de réew ma nekk ma def visite de courtoisie mais dama ko arrêté su ma ñëwee daal naa dox li may yitteel dem sama yoon ñoo fi dégg rek parce que comme ñoom bu ñu comprendre ne sax ba ngay ne xaaral ma ñëw nemmeeku leen kon damay wax ñi nekk ci diaspora bi di wax ñëpp lii ngeen foog ne Ousmane Tounkara rek la dal njëkkoon na fi dal kenn muy Assane Diouf te ñoom yet bi dañ ko yor te yet bi ñu yor amul objectivité li ci jàpp xam nga lan la mooy fëgg rek képp koo xam ne xam nga duñ jariñoo sax xam nga li wax kilifa kenn du ko wutal noonu boo nekkee nit dëgg na da ngay jàppale sa kilifa bu nit di wax yenn wax yi fexe koo jege waxtaan ak moom
xam Macky Sall lum la may rek bo liggéeyee am ko ndax mi ngi la ko may ba mu nekkee président de la république ba mu nekkul dara nekkul président de la république mënu la ko woon may comme lum la may rek ci nguuru Sénégal la ko jëlee jox la boo liggéeyee nag sa wërsëg la di nga ko am kon di ko wutal ay noonu amul njariñ tey ji ngeen ne woon cëpp Ousmane Tounkara Sénégal ban njariñ la am ban njariñ la ñam mettre Ousmane Tounkara en prison ban njariñ la am état du Sénégal oui président on va le régler oui monsieur président xaaral kooku moom j'en fais une affaire personnelle j'en fais une affaire personnelle di guuxi lex néewul ay biir ngandal dañ ko yar on va le corriger c'est petit képp ku koy def mato kilifa dëgg day fënatal di jëllale di jéggale kilifa dëgg laa la wax day fënatal di jéggale di jëllale na maa yilif njaboot gépp te booy kërti ba yaakaaroo ko woon yàlla seppi la ci 16 millions de Sénégalais teg la nga doon président de la République même sa njaboot bu njëkkatee yenn yow yaa la wax teg leen li ci suuf ban njariñ la ma amal ban njariñ la ma amal ban njariñ la ma amal way Ousmane Tounkara day saaga fan la takk Macky Sall dafa tee Macky Sall di doxi soxlaam dafa tee Macky Sall di luy ay jet privé am di tukki fu ko neex bàyyi suñu avion da ko tee mu yeewu di signé ci Sénégal Idriss Seck waxoon nañ ko ni ancien spermatozoïde futur cadavre moom ñun ñëpp moom la ñu doon néew ak man niw doo ko weesu mais nag yàlla dafa nattoo Sénégal ñaar xam nga wala fi dañuy wax ne baadolo du jub gàcce te du ci yegg baadolo du jub gàcce te du ci yegg baadolo du jub gàcce te du ci yegg day gis gàcce gi nee mais da ci dem sangu riigu ci toog rawatina nag boo amee nguur goo xam ne man noo laa leen di dàkkante léegi dañoo bon xol ñàkk xel bon xol ñàkk xel nguur googu lañu am léegi bon xol ñàkk xel bon xol ñàkk xel bon xol kon sama gaay li laa waxoon ne dinaa ko tënk tey pour wax ak sénégalais yi Live Express bi nga xam ne waaw pexe amul yéen ñi nekk ci diaspora bi naa leen wax lenn de xam nga ñun moom ñu ngi Ndakaaru moom ñun moom crib la ñuy jàpp dugal kaso wala ñu àtte ñu wala ñu kii kon yéen ñi nekk ci diaspora bi bu leen nangu mukk loolu leen gis xam nga dafa am benn avocat bu mag bu ma doon waxtaan ak benn jour mu ne ma papaale ma ne ko nam mu ne ma boo gisee lu jaaduwul jaaral ko ci prox ndollu séeréer ba mu dugg ci néeg def fa musiba boo ci noppee suba buy ñëw buntu bi lay ubbi te ku la jegalee daal waaye comme waxoo woon ba la paase ba waxee ñu ne pourtant xewoon na fi de jurisprudence la
te nag comme da ngeen am nguur goo xam ne ñoo bon xol ñu ko incarné ñoo bon xol ñàkk xel ah fagaru leen de di jóg di xeex saa su ne xeex parce que Ousmane Tounkara mobilisation bu mu am ci sénégalais yi nekk fii sénégalais yi nekk bitim réew yu nekk Sénégal ñi bind ñëpp démb ba ma gisee la gis ba yor ci ay documents yépp dama ne sénégalais yi taxaw nañ ko kon di sant ñëpp di gërëm ñëpp ci turum mais lamay faral di wax rek mi ngi gërëm mais damay wax ne wareef moom boo ko deful du la wàcc nañ dolli ñaani nag le ministère du def appel juge bi motivé décision ñu bàyyi ko mu dem këram ak njabootam parce que daf naan soxnaam soxla na loolu juróomi bant yi mam soxla nañ loolu mu nekk seen wet bu baax a baax kon jërë ngeen jëf gaay yi di leen dig daje rek seen beneen live inshallah seen chaîne YouTube Dakar Matin dama bëgg nag ñu relever benn défi fekk weer bi di dee ñu nekk ci 400 000 abonnés parce que ñu ngi ci 360 000 abonnés kon ñi dugg nañu lancer campagne bi fekk weer bi yee mais parce que nag après affaire yi dina gën a tar inshallah kon maa ngi nuyu diaspora bi yépp di leen remercier ci taxaw bi ngeen taxaw Ousmane Tounkara di remercier képp kuy sénégalais ku ci taxaw timit ci mbir mi parce que ñëpp ci taxaw di sant di gërëm ñëpp di masawo coono njabootam baax a baax Yo,